kon loolu da koy jox tey ngir askanu Sénégal yëpp ñu xam ko xam ne noonu la demee te duñ ci dellu lu toll ni bon bonu poson nag ngir jàkkaarloo ak moom ba keroog Amidia di am liberté Ousmane Niang di am liberté. waaw ñu ngi leen di fay. rappelé ñu tur bi. Mouhamed Sy. voilà tey lan moo waral sa habillement bi nga chaîne sa loxo ñëw ci manifestation pour la libération de Amidia. Voilà, et pour la libération de tous nos frères, voilà, qui ont été détenus. Donc ñun suñu bëgg-bëgg mooy rek Macky Sall mu na xam ni li ko fi dese bëreetul donc na liggéey li mu war a liggéey te libéré ñii nga xamante ni ñoom la jàpp di tëj. Voilà ñi nga xamante ni daf leen waroon jox tey ñu liggéey taxawu leen ak réew mi fi mu toll ak ni mu méttee amul lenn lu mu def lu dul di jàpp di tëj vraiment loolu dañ koy naqarlu te lii muy bañ a gis lii nga xamante ni moom lay bañ a gis lii la teg doomu Sénégal yëpp lii la teg sénégalais yëpp te feek dindeegul buumu jàmm bii nga xamante ni moom la ñu takk du mës a am jàmm ci Sénégal. waaw bu ko neexee nag mu def lu ko neex ca fa mu nekk jël àllu réew mi pasaree foog ni mu ngi ci jàmm mais ñun dinañ manifester wu pour xamal ko ni ko waaw duñ la may benn yoon jàmm waaw ba keroog ngay dindi buumu jàmm bii nga teg sénégalais yi. voilà à part manifestation yi ak doxu ñaxtu yi ndax am na yeneen plan d'action yi ngeen di waajal. waaw xam nga lii bu dakkul dañuy fippu kuy bëgg a dee wéqu loolu la sénégalais yëpp a sonn fi mu nekk nii Macky Sall feeg mënul. arrêté yii muy def sonal sénégalais yi te li ko fi des bëritul moo war a liggéey jóge fi ci jàmm dinañ mës a fippu wan ko nag ni ko Sénégal gi moomu ko te sénégalais yi kenn du leen imposer wala di leen def loolu ñu bëggul moomul réew mi daal na ko xam merci beaucoup. mu nekk manifestation bi nga xam ne tey jii ñenn ci ay kuréel ñoo ko woote ngir rek xeex li nga xam ne ñoom la ñu teg loxo muy force spéciale ñu leen tuddee muy Amidia ak ñeneen sax ñi nga xam ne ñoom Ousmane Dia ak nu ñu mel kon ñu topp leen. Macky Sall ak lu mu mën a yaakaar duñ ko may jàmm duñ ko may salaam ba keroog mu ñuy abal yaakaar naa ni jeunesse bi jël géej gi di ci dee jeunesse bi jël yoonu désert bi di ci dee. madame ñu ngi lay nuyu. ñoo lay fay naka nga tudd. Ami Koyle Diouf. voilà tey lan nga bokk ak Amidia. Amidia sama jëma magu jëkkër la waaw nekk sama belle-sœur bu baax waaw xam nga lu jàpp julli waaw melentaan sax mënu ko war a waxatuma laa ñu naan ay terroriste la wax dëgg yàlla moom niñ koy jiñ dara amu ci ñu sañoon daal ñu libéré ko daal waaw mooy en tant que famille bi mbir mi boobu ak léegi yéen a ngeen ko jàngate métti suñun trop parce que loolu xamu ko gis nga loo xamul rek bu la ko defee say famille da lay métti seen famille xam du jàpp julli jaamu yàlla waaw ñoom ñëpp loolu lañ xam kon bu ñu xëy rek ne terroriste la affaire yooyu dina métti daal ci famille bi. d'accord ay doomam yaayam nan la ñu jàngatee mbir mi. métti rek métti waaye dañ koy muñ xam ne ndogal yàlla la waaye bi ñu sañoon daal Macky Sall daal dimbali ñu ngir yàlla rek libéré ñu suñu yaay jooju xam ne suñu xar la suñu lépp la wax dëgg yàlla. merci ok merci. ñi bu ñu nekkee di dund ci kaw suuf liberté rek moom moo tax ñu fiy dund ak justice bu ñu demee ba ñàkk ko nag amatuñu suñu raison d'être. message boobu lañ koy lancé di gërëm waa Géejawaay di leen sant di sant mouvement associatif yi fi daje yëpp di wax ni Amidia nañ ko libéré nañu libéré yeneen otage yëpp ñi nga xamante ne ni jàpp nañ leen au nom de l'injustice di ko naqarlu bu baax a baax di gërëm ñi fi nekk ñëpp di leen sant jaa ngeen jëf. ñëpp jiital ci nuyoo bi le maire de la ville suñu frère le grand maire Ahmed Aïdara di ko nuyu di ziar bu baax a baax. di nuyu tous les patriotes qui sont là ou bien les citoyens sénégalais épris de justice suñu teewaay fii du dara lu dul devoir ak responsabilité morale taxawu sa mbokku jullit mais rawatina taxawu sa mbokku citoyen yu nekk ci ay jafe-jafe muy jafe-jafe yoo xamante ni ay nit la neex ñu teg leen ko ci lu dul dëgg lu dul yoon. Le président Ousmane Sonko dafay wax ju am solo nee na Sénégal bu ay groupe de nit di jug di xeex loo xamante ni intérêt askan wi la ku ci nekk day toog naan concerné wu ma waaye bu demee ba mu dal ñeneen ci la ñuy soog a xam li ñuy xeex lan la injustice devoir la pour ku nekk nga xeex ko
te li ñu gis ci dossier bi du dara lu dul injustice fekk ay père de famille ak mère de famille fekk leen seen biir njaboot nga jël leen teg leen loxo ci loo xamante ni du ba nga leen di jàpp du dara loo leen mën a wax loo leen jàppee nga def leen garde à vue notifié woo leen benn charge notifié woo benn chef d'inculpation nga tey jii def leen mandat de dépôt di leen bëgg a jox ay PV ne leen signé leen ko loolu mooy ba ngay jug di dem jàppi amoon nga un projet te projet bi ñun ñëpp xam nañ lan la parce que ki nga xam ni dafa yee askanu Sénégal à travers son discours à travers sa méthode à travers son projet ba tey askanu Sénégal ñi ci ëpp ànd ak moom jox ko nopp jox ko bopp ñu xam ni lii nii su wéyee ñoom ñi nga xam ni mën lañ tuddee ñoom ñooy forces spéciales yi mën na leen yàq seeni intérêt ñu ne kon projet bi nañ ko faagaagal moo tax ñu voté seen loi ci affaire terrorisme moo tax ñu voté seen loi wala di seet ay charge yu ñuy teg ci affaire rébellion loolu dong la mais ñi ñu jàpp tey dem leen ngeen seet seen kër yi ak seen dëkkandoo yi bu ngeen leen laajee témoignage bu baax la ñu am ci ñoom su ngeen laajee seen collègues yi témoignage yu am solo yu rafet la ñu am ci ñoom ce qui veut dire lan ay honnêtes citoyens la ñu jël pour satisfaire benn soxla bu Macky Sall am moo di kii nga xam ni le projet de Pastef dinaa fexe nu ma koy nasaxale ki nga xam ni moo ko porté te nekk ci bopp bi muy Ousmane Sonko dinaa seet nu may dammee ay tànkam loolu nag moo amoon démb ca Mamadou Dia loolu moo amoon ci Cheikh Anta Diop loolu moo amoon ci jamono bi ñoom Omar Blondin Diop di jug di xeex tey loolu mooy continuer waaye ñu leen di xamal ni mën ngeen am seen pexe mën ngeen am seen bëgg-bëgg waaye incha allah rabbi di ngeen fi dajeek détermination guy tax di ngeen jëlaat seen i bagage ak seen i projet delloowaat ko seen biir sac joxaat ko tubaab yi nga xam ne ñoo leen ko jox pour ngeen doxal ko te gëm nañ ni taxawaay bi war incha allah dinañ ko am moo tax tey ñu ñëw teew fii ndax Médina la ñu féete mais jàpp nañ ni kenn ku nekk ci ñun tey mën nga ñibbi sa kër doo fa fanaan wala doo fa yeewoo donc lii suñu wareef mooy ni ko président Sonko waxee bu ñu wéet ci xeex bi nañu seeti seen famille yi nañu ut ay permis de visite dem seeti leen xamal leen ni lii nii ñu leen teg incha allah ñun waaj nañ suñu bopp pour fekk si leen su fekkee ni naruñu ko bàyyi te incha allah lu mu laaj dinañ ko def donc di waxaat ñëpp nañu gën a jàpp incha allah projet bii du mbindeef du kuy ànd ak mbindeef du xalaatu mbindeef gu mën a tee projet bi àgg te loolu la ñu gëm incha allah gëm nañ yàlla dina ko def merci beaucoup merci beaucoup. àddina tey fii ñu taxaw nag ci Géejawaay doon tribune boo xam ne tey dañ ko woote pour wax ak àddina ci li nga xam ne d'abord mu ngi xew ci Sénégal mooy injustice bu nga xam ne doomu sénégalais yi ñu ngi koy dund te kenn tegu leen ko lu dul nguur gi nga xam ne moo fi nekk nguur guy jeex yaakaar ni mën naa fexe noot ay doomam ba toogaat fi suñu sœur bi nga xam ne tey mooy Aminata Dia dëkk fii ak ñun ci Géejawaay 6 ans defe naa du benn fan bi ñuy nekk militant Pastef defe naa ñi xamoon Ousmane Sonko bariwul bi ñuy dugg ci terrain bi fii ci Géejawaay di xeex pour implanter ce parti defe naa ñi xamoon Pastef bariwul na di bokk ci ñi nga xam ne dafa nekk les premiers militants de Pastef yi nga xam ne très tôt dañu yaakaar ni lii nga xam ne mooy changement ñu gis ko ci projet Pastef mën na bokk ci ñi nga xam ne dañ koy tabax Nadi suñu sœur la Nadi doomu jàmbur la yaayu jàmbur la soxna jàmbur la sénégalais la am droit militer fu ko neex ni ko ko constitution bi mayee mu décider militer dans l'opposition et faire face à ce régime qui est aujourd'hui un régime dictatorial qui ne dit pas son nom moom ak ñëpp ñi nga xam ne tey privé nañ leen seen liberté yóbbu leen tëj leen xam nañ li ko undu lenn rek la mooy naka la ñuy fexee ba nga xam ne kii mooy suñu leader Ousmane Sonko ñu jéem ko relier ak ay mots yoo xam ne mën na leen permettre ñu priver ko ses droits et ses droits d'être candidat en 2024. donc projet jàpp ay nit wax ay mots yoo xam ne kenn mësu ko dégg Sénégal
moo xam terrorisme moo xam force occulte moo xam rebelle moo xam force spéciale ay mots yoo xam ne mësuñu ko dégg ci benn régime lu dul bii nga xam ne mooy régime u Macky Sall bëgg ndodd ci ay teg ci ndodd ay doomam ay tuuma yoo xam ne buñ la ko tegee mën nañ laa xañ sa àddina sa giiru dund loolu mooy projet Macky Sall loolu mooy objectif u Macky Sall te lenn rek moo ko undu empêcher au leader Ousmane Sonko d'être candidat en 2024 ñu koy wax ni nous ne laisserons pas nos frères et sœurs pourrir dans les prisons pour son propre plaisir. Nous avons décidé d'être des opposants et nous assumons cette partie de notre liberté que nous avons aujourd'hui décidé de nous engager dans PASTEF. Nous avons décidé d'être des soldats et des remparts de la démocratie. Ce n'est pas Macky Sall qui va nous empêcher de le faire. En privant nos frères et nos sœurs de leur liberté, objectif bi mooy nan lay def ba nit ñi ragal nan lay def ba nit ñi dellu ginnaaw nan lay def ba ku bëgg su sa doom bëgg a génn défendre ce pays ñu téye la mais li ma koy wax rek mooy des milliers de Nadi des milliers de Ousmane Diagne des milliers de Ousmane Sonko sont dans ce pays suñu objectif tey mooy changer suñu objectif mooy faire notre révolution suñu objectif mooy écrire une nouvelle page dans l'histoire de ce pays donc je pense que tey le président Macky Sall mu ngi soog a am opposition bi mu am du opposition de personne opposition bi mu am c'est l'opposition de tout un peuple bi nga xam ne dañu décider wax ko non et en 2024 inchallah Ousmane Sonko sera leader Ousmane Sonko sera candidat et nous allons le porter à la magistrature suprême kon nag ñu ngi koy dànkaafu di ko wax rek ni ñu ngi woo kilifa diine yi ñu ngi woo képp ku nga xam ne autorité nga ñu ngi woo képp ku nga xam ne am nga baat ci réew mi nga wax ci lii nga xam ne moom la ñuy subirloo suñu ay frères et sœurs en particulier notre sœur Nadi ñu ngi wax kilifa diine yi ñu artu ndax ku artuwul di nga àtte nous n'allons pas nag baisser les bras nous allons rester mobilisés di wax rek à tous les Sénégalais lii xew ku toog seetaan ne sama yoon nekku ci na la leer ni tey kii la ëllëg sa morom nous sommes dans un état boo xam ni c'est une dictature qui ne dit pas son nom nous sommes dans un état boo xam ni suñu paree si ñii jublu si ñee démb PDS la woon ensuite c'est le PS tey jii defe naa c'est le Taxawu tey c'est le PASTEF demain ce sera quelqu'un d'autre juste parce que Macky Sall veut se maintenir au pouvoir kon nag nañu rester mobilisé nañu xeex li nga xam ne mooy suñu ay droit parce que nag réewum Sénégal réew la république la ce n'est pas une monarchie te monarchie sax nit ñi am nañ droit wax seen xalaat fii Sénégal nag loolu lañ ñu bëgg a tere te duñ ko nangu tey nous disons liberté à tous les otages liberté à notre sœur Nadi nañ ko bàyyi mu delluwaat ci ay mbokkam ndax ay doom ñu soxla nañ ko wasalaam